suñu wax ju bëri ji moo tax gars yi ñemeetuñu def de suñu wax ji li mu arrêté ci li mu limité ci dégâts yi kenn xamul lu mu toll. mu des nag lan mooy suite bi dama ne xam nga commission d'enquête parlementaire nee naa du tribunal suñu paree rapport bi dañu naan rapport bi est-ce que dañ koy déclassifier wala déet et cetera mais mënuñu dara au pire des cas mun nañ transmettre procureur bi mu defee conférence de presse am procureur u Macky Sall nga xam ne njaxlaf na torop ci waa opposition bi waaye mus leen ko gis mu poursuivre quelqu'un du pouvoir malgré les rapports de l'IGE de la Cour des comptes de l'OFNAC musu leen ko gis mu yëkkati benn dossier keroog damaa ruus bi ma toogee dégg ko mu naan waaw comme assemblée saisir na man damay xaar ba assemblée pare yow ñu saisir la 7 mois avant l'assemblée nationale 7 mois nga téye dossier bi toog ci xam nga ni dëkk bi di doxee gars yi dañuy toog fu ñuy toog di distribuer ay terrain di joxe ku nekk ñu fexe ba tëj sa gémmiñ ñépp la ñuy jox nag di sédd bu ko defee ñoom ñépp ñu noppi ba tax léegi moom moo ci des mais man nee naa dootuma ko saisir ndax saisir naa ko keroog photo jox naa leen fii sama dernière conférence de presse lettre bi ma ko bind au mois de mai 2017 ba ñu ngi 2019 kooku dootuma ko woo dootuma wax ak moom waaye ñun décidé nañu saisir directement le juge en vertu des articles 2 et 42 du code de procédure pénale parce que yoon may nañu ko bu ñu foogee ni dossier bi dañu fexe ba jaare ko noonu mu naxasaay dañuy nax seen bopp consulté nañ suñuy avocat te ci semaine bi bu soobee yàlla nañ saisir directement le juge te loolu gàccee la ci procureur ndax Sénégal dem nañ ba kenn wóolatul procureur barki démb am na benn groupe cadre le CRD gis ngeen ni ci affaire Petro-Tim bi dañoo bàyyi fi procureur mel ni yàq bu forox la ñuy wax dem saisir directement le juge kenn wóolatu ko ndax dossier boo fi déposé ñu ne ku ànd ak Macky Sall la xamal ni du mujj fenn kooku mooy procureur ba tax ñun dinañ saisir directement le juge en vertu des articles 2 et 42 du code de procédure pénale pour que ñu ubbi instruction directe constituée au partie civile dans ce dossier ndax dossier bu leer naññ la dossier bu càcc la kenn mënul fexe ba brouiller les pistes wala tamit moom mi nga xam ne tudd nañ ko ci wala ñoom ñi nga xam ne tudd lañ leen ci waaye nañu takk seen fi dem déposer plainte parce que li Assemblée nationale bëgg a def parce que la presse a fuité des choses ne ils ont blanchi Mamour Diallo bu dee loolu la ñu def lii logique man de suñ ma taqalee suñ ma tuumalee dara ñu ñëw blanchir ma damay dem déposer plainte pour diffamation xam ngeen bi coow li ne këcc ni gan Mamour Diallo dafa ne day porter plainte comme Aliou Sall ni mu ne woon rek day déposer plainte waaye gisu leen fi benn plainte ndax ku sàcc ba ñu ne wub sàccee ngay daw ba pare naan maa ngi wëlbatiku dem déposer plainte xam nga loolu waxu kacaw la mu des nag léegi lii lépp nag warul suul l'essentiel mooy dossier yi ñu war a wax la ñu bëgg a suul fi mu toll nii mooy nag wax dëgg yàlla suñu pétrole bi nga xam ne Macky Sall ak Aliou Sall ak Aly Ngouille Ndiaye ñoo ci gën a fës jaay nañ ko joxe nañ ko ci anam yoo xam ne du intérêt Sénégal loolu mooy coow li boobu ba léegi ñi ngi essayer def de la diversion façon bu ne jaar nañ ko Coupe d'Afrique bi romb na fi ñu dem ba aar nañu bokk am jafe-jafe sax pour mobiliser ndax Coupe d'Afrique bi créé woon na benn engouement ci Sénégalais yi ñu jóge ci loolu ñu songu ay nit yoo xam ne defuñu dara xam nga Aliou Sall jiiñ nañ ko ay milliards yi milliards moom Macky Sall ñu jiiñ ko ay milliards yi milliards ndax moo signé moom Aly Ngouille Ndiaye ñu jiiñ ko milliards yi milliards ay reportages internationaux am ci
man bind naa ci téere boo xam ne 277 pages dem ba accuser ko de haute trahison ñooñu la ñu war a poursuivre nga dem jàpp Guy Marius Sagna nga xam ne deful dara tous defu ko nga jaay ko doole dem yóbbu ko rëbës parce que rek bokk na ci ñi gën a fës ci ñuy animer tey la contestation au Sénégal nga dem jàpp Adama Gaye ne dafa wax lu tegginul jëmale ko ci président de la République ñun de duñu encourager benn wax bu ñàkk teggin waaye dégguñu fi ay proche yu Macky Sall saaga ay communauté entière dégguñu fi proche yu Macky Sall saaga toute la communauté olof te tey mi ngi gundaandaat di dem yoonam dégguñu fi proche yu Macky Sall di woote wu député saaga waa Casamance yépp parce que rek nit ñi mobiliser nañ pour accueillir Ousmane Sonko xanaa saaga une communauté toute entière moo gën a garaaw foofu saaga un président de la République même su dee c'est une institution parce que loolu li mu mun a yàq ci dëkk ak li mu mun a yee ci fitna moo ëpp foofu te ñooñ ñi ngi fii di doxantu fii daal soo bokkul ak Macky Sall rek yow xamal ni à tout moment mën nañ la jël faxas la yóbbu la mais yooyu yëpp gannaaw bu ñu apporter nos soutiens à ces gens ñoo ngi wax ni tentative de diversion la moo tax man je lance un appel au peuple sénégalais rawatina nag ndaw ñi ngal la waay na ngeen xam ni seen destin ak seen avenir seen loxo la nekk mbir mi du xeexu juróomi nit wala fukki nit bàyyi leen suñu wootee ngeen toog seen kër yi combat pétrole bi bu ñu ko gagné nañu combat pour le développement du Sénégal donc gagné nañu le combat pour l'emploi des jeunes gagné nañu le combat pour la santé pour l'éducation gagné nañu le combat pour l'agriculture ak leneen ak leneen ak leneen yeneen peuples yi bu ñu gën a gore algériens yi boo seetee jour bi ñu gagné demi-finale bi le lendemain il y a eu 1,3 million Algériens dans les rues pour réclamer le départ du régime. J'ai été particulièrement choqué et séduit même bi ma gisee ci seen banderole yi ñu bind ci vous ne nous divertirez pas par le football barki dem bi étaient 2 millions dans les rues de Alger pourtant xeex nañu ba Bouteflika toog mais nañ loolu doyul système bi la ñu bëgg a raser est-ce que peuple yooyu ñoo ñu war a gën a bëgg seen bopp ku nekk toog sa kër naan jaar na ni foo romb ñu naan la félicitation ñun soxlawu ñay félicitation bu yàggee nag ñëpp dinañ ci raxas seen loxo seetaan leen ak woyu yi régime mu woyu lañ leen di seetaan ngeen xool fu ngeen jëm ak moom xeex bi Sonko moomu ko Guy Marius Sagna moomu ko Y'en a marre moomuñu ko Cheikh Tidiane Bèye moomu ko kenn ak keneen moomu ko xeexu sénégalais yi la buñ ko gañe woon it du ma ci ëppale kenn kon nañu Sénégal dafa neex a divertir organiser benn combat de lutte rek nit ñi fàtte nañu lan mooyoon farata ñu ne Coupe d'Afrique nit ñi fàtte nañu lan mooy farata soo waxee ñu ne il est arrogant wax ji neexul mais man lu ma war a wax dama koy wax de parce que noonu la ma yàlla bindee nag respecté naa ñëpp mais suñu bëggee defar réew mi il faut ñuy waxante dëgg yii yëpp c'est de la diversion ba tax ngoon manifestation bi ñu woote na Sénégalais yi génn massivement le jour où 1 million de Sénégalais sortiront ñu dem fi place de l'Obélisque Macky Sall dellu gannaaw Macky Sall xam ni moomul nit ñi fan yi di ñëw nag bu ñu génnee ci tabaski man ci sama jëpp bopp dinaa dellu si def fi conférence de presse boo xam ne dinaa waxtaan ak sénégalais parce que nag lubal gaa ngi continuer de tey la waalo gën a ay nee nañ dañuy joxe yeneen bloc pétrolier gis ngeen ba ñaari fan yëpp ñetti fan yëpp di génn ci presse bi Macky Sall balaa muy mun a liggéey ak nit il faut mu doon ku jóge bitim réew ba pare doon ab saay-saay boo xam ne condamné nañ ko am na dossier judiciaire ñoom Franck Timis ak ñoom Ovidiu Tendeur rek ba ki ñuy mujjee tudd Camerounais boobu mu andi barki démb ñooñu rek la mën a liggéeyal parce que ñooñu ñoo mën a couvrir ay dil yi ñuy def ci suuf c'est ça la vérité est-ce que sénégalais dañuy continuer toog di seetaan loolu dinañu dellu ci waxtaan ak yéen ci ay dossier keroog tudd naa dossier wu feeru Falémé bi xam nga nee naa leen ci meeting bi ñu demoon ne leen yor naag ni mu tudd MOU bi ñu signé ba pare doon ko nëbb nag di ko nëpp nëppal yàlla def na nun nag
du ñu dem fenn waaye mbir yi daf ñuy fekk si ndax Sénégal bëri na ay patriotes nee naa leen MOU boobu c'est un scandale bu ñu signé ak société bu ñuy wax Tosyali une société turque Macky Sall jël na suñu fer yépp jaay ko te su ngeen mënoon xam li mën a def ak fer mu dem joxe ko ci anam yoo xam ne jox nañoo ñu exclusivité sur le fer Sénégal ay tabax chemin de fer yi mooy tabax yoon yi mooy fay intérêt bancaire yi kooku di leb ñu defar ko corridor vert mais loolu kenn mësu koo gis ci àdduna kenn mësu koo gis ci àdduna ba kañ la ñuy seetaan loolu fii biir Sénégal dinañ dellu si ci nouveau bloc yu bees yi ñu bëgg a attribuer ak anam yi ñu ko bëgg a joxe dinañu dellu si ci yi nga xam ne junjoon naa ko keroog assemblée nationale mooy scandale yi am ministère des finances ak société bu ñuy wax ADAX par exemple nga xam ne 100 milliards la ñu caaxaare noonu mu dem yoonam ak yeneen yoo xam ne yu bëri la yoo xam ne dinañ ñëw waxtaanee ko ak sénégalais yi may daaneel nag ci wax Macky Sall laay waxal moom ci boppam parce que gis nga nguur dafa doy waar nit ñi dañ ko wër rek dar ko di ko jay nag ne ko yaa fi nekk yaa yor nguur gi yaa am doole daral ci kaw diw ku la neex nga signé nguur gi day jeex te ci lu gaaw sax dina jeex gën saa gudd ñeenti at a ci des bu soobee kuy bind il est temps mu delloo ci xelam te rectifier li mu war a rectifier ndax li mu def xam na ko lu ko may fu muy mujjee moom ak ñi ko wër mu leen di defloo wala ñu koy defloo du baax ci moom de te ñii di ko jay ñépp nag bis bu wàccee ñoom lay mujjee gis nag am na fi ñoo xam ne ci ay journaliste ak ay chroniqueur ak ay homme d'affaires ak ay politiciens bi Senghor nekk fii ñu ngi doon kalangaatu bi Diouf nekkee fi ñu ngi doon kalangaatu barki dem ñu ngi doon kalangaatu ci Ablaye Wade tey ñu taxaw di ko xas suba bu Macky daanoo ñoo koy njëkk a xas l'exercice du pouvoir dafa am une part de solitude moo tax moom laay waxal moom Macky Sall waxuma calaw yu ko wër di wax ku wax ñu yooxu saaga la na delloo ci xelam ndax lu ko may rek fii mu yóbbu nit ñi foofu lay mujjee moom te dina yóbbaale ñu bari ci ñu ko wër kon na delloo ci xelam rectifier pendant qu'il est encore temps ñeenti at a ko dese lu tuuti la li mu signé te waru ko woon signé na ko renégocier resigné defaat ci lu baax li mu joxe te waru koo joxe na ko rectifier ñi mu àndal te ñu sàcc xaalisu réew mi ne leen jàpp teg leen ci yoonu justice moo gën tappale yi ñuy def loolu daal laa bëggoon wax